may dégg mu ne waxtaan naa ak commerçant yi waaw wax na dëgg war na leer waxoon nañu ne bëgg naa wàññi denrées alimentaires yi maa ngi ci waxtaan ak sama ay collègues pour ñu bàyyi li nga xam ne mooy douane ci wàllu ceeb bi loolu wax na dëgg waxtaan na ci ak nun waaye naka lañ koy defee nag waxu ci ak nun foofu la yem dañoo génne conseil des ministres rek jël arrêté loolu nag jafe-jafe yi ci foofu la tàmbalee arrêté bi nga xam ne moom la jël li indi jafe-jafe bi tey dëgg-dëgg mooy bu ñu jëlee ci wàllu ceeb dafa wax ne commerçant importateur bi ko importé indi ko ci port bi daf koy jaayee 262 000 moom su ko jaayee 262 000 commerçant grossiste bi jaayee ko 264 000 kon diggante 264 500 ak 262 000 xam ngeen ne 2500 rek moo fi dox 2500 te commerçant grossiste bi koy jëlee ci port bi moom 2800 la ciy fay ci transport bi est-ce que loolu ndax dana mën a nekk ndax du mën a nekk ndax loolu ñuul jafe-jafe 262 000 laa ko jëndee man ci biir port bi fay 2800 pour yóbbu ko Tëngéej ñu wàcceel ma ko te ñu ne ma man liñ ma ci tegal ci entre 262 000 bi mooy 2500 kon mel na ne man mi jëndi ceeb bi yóbbu ko Tëngéej wàccee ko rek perte naa 300 francs ci bi ma ko wàccee fi saa si est-ce que loolu lan lay jur mooy commerçant bi am xel du dem jëndi su loolu amul lan mooy am ñu ne pénurie am na commerçant grossiste bi yore ceeb bi ci port bi ne man nangu na maa jaay waaye gisuma ko jënd fu mu doon mujj mooy ñu wax ne kon commerçant yi ñoo denc marchandise bi fekk denc amul dañ leen a def loolu loo xam ne mënuñu ko parce que jënd di jaay perte loolu néewaan ko commerçant defee kon loolu jafe-jafe la ci wàllu ceeb bi beneen jafe-jafe ci wàllu ceeb bi mu décidé ne dañuy wàññi douane fekk na dëkk bi am na stock bu fi nekk te xam ngeen ni ceeb dafa amul bénéfice ceeb par tonne à l'importation sénéri wul même 3000 francs la tonne ñu xëy na dañuy bàyyi droit wu douane yi ci ceeb te bis bi ñu koy bàyyi immédiatement dañu koy appliquer même ku am stock il faut nga jaay ko soo ko jaayee ñu dal sa kaw stock bi fi nekkoon seeni borom ñi ko jëndoon ñoom war ci perte 25 francs par kilo soit 25 millions par 1000 tonnes te fekkoon na fi di moins 25 000 tonnes environ yu ñu dédouané loolu kenn waxu ci dara ñi moomoon stock boobu ñu ngi toog naka la ñuy def 25 000 tonnes 1000 tonnes bu ne multiplié par 25 millions ça fait combien ñi moomoon loolu naka la ñuy def est-ce que dañuy jaay perte tëj seeni boutique loolu jafe-jafe la kon de war nañ ko waxtaanee wuñ loolu ba am ci solution wàllu ceeb bi loolu moo ci am kon donc dafa jare waxtaanee waat dafa jare waxtaane borom ceeb yi toog état toog ñëpp koo séq ñëpp toog ba ñu am ci solution bu claire loolu amagu ci kon il faut ñu waxtaanee waat ko ba am ci solution donte chef d'état am na volonté wu yombal ba dindi wàllu douane bi mais su ko dindee itam nag lii pour problème la beneen bi ci wàllu sukkar bi bu ñu xoolee ci la passé woon arrêté bi ministre bi mujjee jël avant bi 545 000 la ko doon jënde sukkar bi compagnie sucrière 545 000 mu fixé woon ko détail 600 francs le kilo tey mu yokkal compagnie sucrière 25 000 soit 570 000 ba pare bàyyiwaat ko ci 600 francs cela veut dire quoi donc 25 000 bi mu yokkal compagnie sucrière du état moo ko def mais entre li commerçant grossiste bi doon am ak détaillant bi la jël jox compagnie sucrière la ci gën a garaaw nag mooy boo xoolee ci arrêté bi dafa ne sukkar bi compagnie sucrière yaa ngi ko jaay 570 000 ki nga xam ne mooy commerçant grossiste bi moom mi ngi koy jaay 28 750 daf ci tegul transport biy jëlee sukkar bi ni saatool ba Dakar amu ci tey bu ma jëndee 570 000 teg sama transport 11 000 ak manutention loolu ñaata la ça fait 581 000 581 000 divisé par 20 ñaata la lay jox 29 100 29 500 francs par sac
ñu ne grossiste bi nañ ko jaay 28 750 dem naa compagnie sucrière jëndi naa ko sukkar indi ko ba Dakar mu dikk ma 29 100 état bi mën naa ko jaay 28 750 loolu au nom de quoi la ko le commerçant bi di defee jafe-jafe la ci nu ñuy defee arrêté bi wala sukkar bi dafa am jafe-jafe trop ci côté boobu. beneen bi des mu xam ne moo gën a lënt ñëpp gën a garaaw mooy wàllu diwlin bi huile de palme bi moom mënuñ wax ne problème la dañu wax ne romb na problème c'est plus que problème parce que dañu wax ne wàññi nañ douane bi indi ay forfait mais maa ngi leen leeral ne buñ mayee woon douane bi 0 franc 0 nga xam ne kenn fayul dara dañ ne la demal nga jël dugal ci marché bi mënoo ko jaay prix bi ñu wax 20 000 mënut a nekk mënoo ko jaay 0 franc douane mënoo jaay 20 000 léegi nag ñu ne dañu wàññi douane bi xëy na lu fa nekkoon 6 millions à combien à 4 millions léegi nag dama ni 4 millions yi ñoom bu ñu la ko mayoon mënoo jaay kii bi parce que tey li ne ci marché bi diwlin boobu li mu dikk ëpp na 22 000 comme li mu dikk ëpp na 22 000 ci arrêté bi ñu ne yow nañ ko jaay 20 000 est-ce que loolu aussi mën na nekk mënu nekk. loolu ñun ñëpp noo bokk réew mi noo bokk di fi dund ay jafe-jafe la yi nga xam ne dafa am waxtaan bu xóot bu ci jara waxtaane état yërëm na population bi trop waaye dañu jàpp ne tey te lii ma leen di wax mooy par rapport li fi nekk mais buñ jëlee prix diwlin tey fi ma doon di wax ak yéen 42 dollars lay jar jël leen seen machine ngeen calculer 42 dollars malice wala Indonésie mu door a ñëw Dakar xool leen 42 dollars lan lay correspondre c'est plus que sérieux fu ñu toll la situation est grave lu ko gën a amplifier mooy xam ngeen guerre bi ñu am Ukraine guerre bi am Ukraine ñoo ñi nga xam ne ñoo doon jaay diwlin bi nga xam ne mooy tournesol ñoo leader mondial ñoom ak Union soviétique ci loolu léegi ñoom dara mënut fa génn bi loolu manqué Indonésie bañ daan jëlee ak fële ñoom it am nañu ay problème ku ci nekk yaa ngi daw ne nag fan laay jaar ba mucc fu may jaar ba soowee sama xeet foofu lañ toll donc le problème est très grave c'est plus que grave et lu ne mën na am donc dafa jaadu ñu jàkkaarloo population bi wax leen li nga xam ne moo am mooy jafe-jafe am na au niveau international parce que dañoo dépendre trop au niveau international. ban solution nag solution bi ñu jàpp ne ñun mën na am mooy état il faut mu jëlal ay techniciens mu toog ak ñi nga xam ne ñooy waa UNACOIS ñi nga xam ne ñooy importateurs yi ñi nga xam ne ñooy ay services ensemble ñu jàkkaarloo waxtaani dëgg bañ a raayalante ginnaaw génnee les réalités du prix ñu xool li mën a nekk ñu génneel population bi yërëm nañ leen loolu waaye lii rek moo mën a nekk.